askan bi tey comme ni ma leen ko waxee woon rek tey topic buñ bëgg a waxtaan ak yéen mooy lu ñoo wax backway nekk na loo xamee ne lëmbee na réew mi lëmbee na àdduna bi comme ni ma ko waxee earlier on am na kër yum yaaxa as well as am na kër yum defar te nekk na tamit loo xamee ne suñ dëkk bi fii nii ndaw yu bari ñi ngay use through this journey tey nag bëgg nañ waxtaanee lan moo tax ndaw yi di use journey bi lan ak lan lañ dee jànkuwanteeg si yoon bi su defee ñu dugg biir Europe foofu noonu tamit di difficulties yuñ dee face foofu noonu ak tamit pressure yuñ dee face suñ biir kër yi ak suñ biir sometimes family members yi loolu noonu yëpp tey loolu lañ bëgg a waxtaanee tey so backway suñ ne backway olof yi ñu ne ko yooni suuf tubaab yi ñu ne ko backway waaye lan moo tax ñu ne ko backway so tey ñu ngi fa am présentation boo xamee ne comme bépp journey boo xamee ne nit ki jël na ko te amut o jëlut the right procedures in a nutshell loolu is a backway journey so tubaab bi mi ngi ko wax traveling to any country illegally usually without proper documents so loolu lu moo firndeel mooy su doon ne tey sax ñi ngay dem Sénégal sax jël yooni ginnaaw bi wane wuñ suñ ID card loolu noonu suñ la téye yow da nga use the back way so why the back way loolu noonu yëpp mi ngi fi but dama bëgg ñu bokk ak conversation bi ak suma collègues yi rek tey Ibrahima soo déggee back way mbala lan moo tax sax mbala before ñoo commencé foofu dama bëgg ñu waxtaanee Gambien bi kañ la commencé use yooni ginnaaw bi pour dem Europe yan at lañ ko commencé mbala yow kañ nga soog a yëg ne Gambien si ñi ngay use journey bii nii pour dem Europe. waaw Omar yooni gannaaw bii backway bi yàgg na de. man bu ma mënee fàttaliku bu ma xamee suma bopp ba léegi maa ngi dégg yooni gannaaw bi because even balaa yooni Libya bi sax yooni gannaaw mu ngi doon am yooni gannaaw amoon na through gaal yi sax. ship yu daan ñëw costé booy daan dem si yooni gannaaw jaar through ship bi ñu dem so yooni gannaaw doon na lu yàgg du tey. wax nga dëgg nekkul lu recent daal. waaye ndax yoon yëpp nekkuñ yoon lan mooy yooni gannaaw ak yooni kanam. comme ni mu ko waxee rek dem ci yoon boo xam ne is illegal. yaa ngi tukki without amoo right documents yi. right documents yi loolu it's illegal. so ñu ngi am fii statistics mu ngi ñu wan ne since early 1970s yi early 1970s to 1980s. Gambien bi commencé na woon di use journey bii nii bu ñoo wax backway. so time boobu noonu suñ gars yi dañ doon use through Morocco dem ba Morocco dugga Spain jël lii bi dugga Spain. but mi ngi la early 2012 mooy after the death of Gaddafi yoon bi dafa switch from Morocco to Libya. te ñun mun naa wax ne sax time bu bëri ñun especially ñun suñ jamono bii nii mun naa wax ne foofu lañ gën a ràññee di journey bii nii te ñu bëri foofu noonu tamit Gambien su bëri duga nañ fa still mi ngi laa dellu di la wax ne soo ko seetee within 2014 ba 2018 4 years different mi ngi laa wane 35,000 Gambians ñoom ñoo use journey bii nii ñu arrive in Europe ñoom ñoo duga arrive in Europe ñoom ñoo duga aaga Europe difference ñoo xamee ne dee nañ mbala réer nañ wala dellu si nañ but ñi dugal nañ ñu aaga so loolu noonu yëpp tamit gisoo mi ngi laa woon ne bu ñu demee ba around 2016 2017 pic bi dafa dem down juutamaay bi change of rhythm XYZ ak yooyu noonu foofu noonu yëpp but Ibrahima 35,000 baa ma ñëw si suma doom day Pape 35,000 Gambians Pape ñu war a tukki illegally within 4 years Pape loolu is alarming lan nga foog ne moo lead ndaw yooyu noonu tey Pape war a use journey bi nii. Omar, thank you very much. It's a staggering number 35,000 but man lu ma wax rek comme na ko waxee si initial discussion bi backway tey we are going to explore stories insights ak some of the risk factors challenges ak so on and so on but the most important thing is we should look at the motivation behind this journey because
comme niñ ko dee waxee rek youths or Gambians ñun or men in general we always want to be providers and protectors. And unfortunately we are in a society whereby we have limited resources. Comme soo nekkee in a society you want to play a pivotal role wala nga bëgg a nekk a breadwinner at some point gisuloo opportunities yooyu noonu foog nga jóg. So man lu ma foog ne moo nekk di trigger the huge amount that leads to irregular migration moo nekk ne the economic hardship, poverty, unemployment, poor governance. Because soo ko seetloo in this country or soo laajtee migrants 95% of them will tell you it's because of poverty. And koo si laajtee rek dama his initial or her concept lu mu laa wax rek moo nekk dama bëgg a dem tekki ñëw teral suma waajur yi. So coming back to unemployment, the unemployment rate in the Gambia is huge. Maybe 40 to 41% or 42% of the youths are not employed. So they are left with no option than to leave. Also, poor governance can also be one of the reasons because there is no transparency, poor institution, lack of opportunities, corruption. At some point, niki daf dee fed up. It eroded the trust of the people. So at some point, youth si dañoo génn pour look for something better. Because ku nekk rek buga nga nekk the architect of your own destiny. And sometimes when there are limited opportunities in this country, you have no option than to leave. Because nekkul ñëpp a dee nekk ñëpp a mun a liggéey su office yi nekkul ñëpp a some people are academically intelligent. Waaye yàlla ku nekk la may intelligence. If you are not intelligent in this, you are intelligent in that. So the number of students or the number of people that graduate from institution, technical schools in the country is huge every year. Ñooñu yëpp dañ dee frustrated at the end of the day because amuñ liggéey. So luñ dee def rek there is no option than to leave. Coming back to tamit also rural areas bi da nga gis ne agricultural wise comme climate change, environmental drought factors yi ni like drought dafa destabilize agriculture. Now agriculture is dying slowly in the country. So youth should engage in farming and other stuff. At the end of the day amatuñ hope, they have to leave. So man foog naa ne these are some of the key factors yoo xam ne nii moo nekk di lead to irregular migration in this country. Pape loo wax am na solo daanaka laal nga points yu bëri very important points yoo xamee ne tax na ndaw yi di jaay seen bakkan jël yooni ginnaaw bii ni waaye tamit Pape ndaw nga jànga primary school upper basic senior school yeneen nga dem ba university level nga jànga pare nga am nga sa certificate si fooguloo ne woon tamit Pape at least yow waroon nga mun a use loo jànga noonu jéem a create one or two things pour jëm si génnee sa boppa thank you man foogoon naa ne tamit doo nangu naa looy wax ni nangu naa ko waaye ñun tey ndaw ñi dañoo bugg a jàng tey liggéey tey tekki tey right the problem is weduma la Pape foo nekk di wax xaaral ma ñëw Pape benn boor laa dee laaj Moussa ma ñëw Pape laa bugg a waxtaan ak moom fii nii rek laal nga sa point waaye man tamit lu ma laa wax nii tey because of ñun réew mi ñu ne ndaw ñi ñooy kilifa yi suba yi right so ñun réew mi tey Pape ñun suñ réew la Pape bàyyi ma taxaw foofu noonu ñëw si Kémo so Kémo Pape dafa laal point bu am ne dafa am solo xaaral ma tontu la balaa nga dem si Kémo xam nga the issue is loo nekk di wax jànga ba jeexal school bugg a liggéey tey tekki tey it's not about just 10%. Gis nga Gambia bi sooy seetlu youths yi ñoo xam ne nii dañ dem school jànga jeexal ba pare nekk di liggéey ñu toog moo ëpp foofu ñu nekk di liggéey fii da nga gis ku pare school dugal paper sami from one office to another di roam looking for a work du dee am liggéey. Pape lan mooy liggéey. Moussa même rek Pape xam nga Pape ñun lan moo ñu sonal tamit Pape. dama bëgg tamit ñu waxtaan rek ñun ñëpp si dëkk bi lañ nekk. am nañ ci realities right. tey fii képp koo xam ne Moussa jàng nga dem nga university wàcca nga yow sa aim mooy toog office. lan mooy toog office ana loolu rek ay liggéey. yow am nga skills jàngal nañ la because of maa bi tamit ñun ñu dee jàngalee la. because du ñu dee mun a prepare pour ñu mun a demale suñu boppa loolu tamit because ñu dañu dee jàngal pour suñ paree ñu dem liggéeyal nit ñi right su fekkoon ne dañoo train in a way ne ñun suñ paree dinañ mun a demale suñu boppa loolu dina mun a yombal life very easy tamit waaye Pape foofu noonu tamit bàyyi ma ñëw rek Kémo Pape dafa wax ko point boo xam ne dafa important mu ne lack of job opportunities so naka la lack of job opportunities mun a taxee booy jël baagwe bi Omar abarka baake
nte bagwe ni bagwe kachana tariga kamte kan yenta famo mara nte dokuma fula tata bagwe la ibe dunta bagwe nkoto ma tata bagwe ntere ma ni yaran ko na kara fana tata bagwe yeah mimo rek ni na jamaaj ma ka fa mo dem buga jam fa bagwe kachara wala nyiti ko nte mo mil tata bagwe yenta na fa baake Gambia da keta mo ko mi yaran ko da bulan na karam mun jokono ndi ana ni ada tema na taro no mol bitan they cannot give me $5 or $10 every day yang karandire e kal lon jinna kan right the other time in ka fo na friend do bi mi an Canada ho de jam I spend in mi an ko huge amount I went to the ama fanya I tried knowing how much ama fanya I know ko that item adaja we atabake I have to google it and find out and then nanata na kia wala non kon Bagwe mbuka ko mo le jama ko ambete I'm not encouraging people to go to Bagwe but to nyato na ko mi papi afa nyame ndel be yala nako Gambia ko nyame right okay moving away from that ka fon karantale dafta do ko nyuno la bagni len karo kel mo jël tata kay de nyuno la pour kada karanwa yeri jet you don't have it you can feel deny reach from maybe at 80% and then the buka from me at ne deny now think about the money you could mean do right it maybe la salary be you do DJ for that good but say ya da fon la fa right visa fini and then non refundable right so if you new jo you will be kairo dare you jo natalo and everything like you could mean more than $30,000. Imagine you as an individual, you are try once, you filter, fulanjang you filter. What are you having? Fulanjang on telco and them phone go do call. After like now full time phone only. Coming until me and go we think we are better. Maybe until current number do call, you know. How about moment mantra do call? How are they getting money? Be like nimpa bakachara mba jelaka. Ni jobi ni wiko jani lo kunkiling. Delaware account. Zero. Can you even say $5,000? Now let's think about those people. Me and go they are not having $5,000 every other month. Among a gala faulty, right? Come back to again. Ning yental jiwe intel me be intel mo jela bafal okay na account. Okay, every month $5,000 in safe no account. These are the realities me and we are having them on the ground. Diamond to the manta for no tackle. We will continue having problems. You understand? Ika model jela kono kan intel be ara ñu yep xamnañ amna ño xamantene ni ñaa boy dol kay fongal ne ki mo bu amé yone bagwe dina dem. They have nothing to do. Why Kemo is back with the solution? Why we have to have something. Like we are talking about it from 1970s to now. What are we doing about it? Bagwe is the solution. What are we doing about it? Yes. Right? No, willingness. Let me tell you one thing. Them back way, like, minu na taking a day. They gonna need ku wax ne I will die trying. You know what that means? Yeah. I will die trying. Ibrahim, I'm Trying telling on what? trying anything. Ndax mu aga fofu non. Luma wax rek bala ñu dem moy. Kemo, those that were here back in 2014, up to date, they weren't working. Most of them that took the journey. If they were still in the Gambia, they will still be living in the same I'm condition. telling you. Lack of employment rate it's not about just those who went to school. Just now, if you are in a country, for you to work, if you are not if you don't went through school, government will not build companies. Ñaata students ñoo jeexal GTTI every year, MDI. ñu nekk di def technical skills. They're not going to work in Ministry of Yes. They're not going to work in State House. After their education, where do they go to? That's the point. If not, even UTG students, this now university students. No, Bible like Ibrahim. Big Gambia ñaata. Déglu leen balal ma. Musa yow Pape yoo lay wax nii nangu naa ko ba dama bëgg nga xam ne tamit Pape gis nga ñu dem noonu yow xamuloo ñoom lan lañ face foofu noonu xaaral ma ñëw rek am nañ challenges Pape am nañ xaaral Pape ñaata nit yow nga xam ñoo xamee ne Pape sa schoolmate lañ sa friends lañ very intelligent very talented dem nañ Bagwe bi yàlla def na seen bakkan des nañ. What was your initial question? Your question was what are some of the factors that increase irregular migration? So man si loolu laa bëgg a and anybody you ask in this country who embark on this journey will tell you two things. Man si loolu laa la nekk di la wax noonu factors yooyu noonu Pape factors yooyu noonu pour man
suñ jéemoon toog xalaat tuuti rek mbara jéem a def little effort rek waaw dina lañu am option weddiwuma la nag ku nekk ak sa reason ay daaw Musa yow lan mooy sa take on that